jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal yéen waa inforewmi.com di nuyu di sargal itam ñi nga xam ne bokk yu baax yi nga xam ne dinañu faral di topp njàngat yi nga xam ne ñu ngi rott te Inforewmi di ko dawal di ko jox bokk yi mu doon ay njàngat yi nga xam ne dafa ñu yóbbu ci ñu mën a ubbi ay fenêtre ci sujet yi nga xam ne moom lay jël di ko ci gën a mën a xalaat gën ci mën a ràññee itam incha allah. ndax mën nga présenté wu xëy na si ñi nga xam ne ñu ngi lay door a gis fii ci waaw man xanaa sama tur laa joxe rek li ci des ma bàyyi ko bokk yi ñu xoolal seen bopp. maa ngi tudd Cheikh Taha Ahmadou Sougou nekk fii doon bokk ci taalibe Mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydar mu dénk ma fi nag ay sas yoo xam ni maa ngi ciy nekk di ci bay sama làcc ci sama kem kàntan bokk itam kenn ci taalibe yi Chérif comme ni ma ko waxee léegi ci kenn kon ci communauté chiite bu Mousdahir lañ nekk nii. donc je crois que loolu mooy kii bi. d'accord année bi tam xarit di teroo ba léegi dañuy seetlu daanaka ñi si polémique dafa bari par rapport ak année yu passé yi donc daan na am sax ne ren dafa gën a yokku ñii ne waa tam xarit jour bu ñu war a féetale ne déedéet wala ñu kaa féetee jour boo xam ne dañ ko war a naqarlu la nga bokk ci ñi nga xamante ni à chaque fois bu ñu la jëlee dañ ko war a naqarlu. naka nga gisee tey ñenn ñi xaw a wàll si mel na ku leen fekk si naqar ci bis bi dañ ko war a naqar loolu dañ ci wane suñu mbégte ndax yàgg na booba ak léegi ay at la léegi Mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydar yàlla ko yàlla wattu tam wér mu def fi benn colloque bu mag koy tuddee un colloque international boo xam ne dafa ëmb àddina bi yëpp ay borom xam-xam jóge ci réew yëpp ci àddina bi 5 continents ci àddina bi yëpp fu nekk nit jóge na fa ci ay boroomi xam-xam jóge nañ fa ñëw daje ci colloque boobu ñu ngi ko defoon en 2007 sujet colloque ba moo doon waaw tamxarit bisub mbégte la di bisub feet wala bisu njàqare la di bisu naqar di bisub dëj tamxarit est-il un jour de fête ou jour de deuil loolu moo doon question bi nit ñi prononcé wu borom xam-xam yépp prononcé wu ñu am une sorte de l'unanimité que ñun ñëpp d'accord nañ ci ni du jouru fête même ku ci amoon ay réserve ki nga xam du jour fête boobaak léegi ak la ko jiitu waxtaan waa ngi dem débat baa ngi ñëw pour compte ñii ni waaw ñii ni déedéet ñii ni waaw ñii ni déedéet waaye comme ñun li ñuy wax duñ ko wax ci suñu bànneexu bakkan duñ ko waxee suñu xol duñ ko wax itam ci suñu xel mu rafet donc waaye lu ñuy tibb la ci xam-xam di ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam di ko jëlee ci njabootu yonent bi nga xam moom lañu yàlla toppaloo waaye di ko jëlee ci historiens yi de façon générale historien bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ni dañuy bind ci l'histoire te l'histoire moom yàlla daf ko jox neutralité maanaam histoire farul fenn day nettali xew-xew yi ak na mu xewe ak fa mu xewe ak li taxoon mu xew léeg-léeg mu cay jéem a wax loolu mooy histoire bi ñu dox di dox nit ñi ku ñu déedéet rek boo demee di nga gëstuwaat parce que ñaari doomu aadama yàlla da ko bindee noo xam ne su déggee dara bu koy doog a dégg da koy rejeté waaye ni ko yàlla bindee bu jógaatee xelam dina ci dellusiwaat mu dem gëstu ji ko bu demee ba gis ko nag nit ñi baax bu ñu gisee dëgg dañuy daal di soppi ko loolu moo tax kon ñun bu ñu demee ñuy dem ba mu yàgg mu am ñeneen ñuy wàll si di ñu fekk si ci suñu position yi ñu amoon mooy taxawaay yi ñu amoon ci tamxarit loolu dañ koy sant yàlla duñ ko damoo nag duñ ko damoo mais dañ koy sant yàlla li ñu koy sant yàlla mooy daf ñuy wan ni li ñuy wax mooy dëgg dëgg nag kenn moomu ñun moomuñu dëgg yàlla moo ko moom ak yonentam ak waa kër yonent bii nga xam ñoo donn yonent bi ci ndigalal yàlla ñoom lañu yàlla toppaloo bu ko defee képp ku ñëw ànd ak ñun ci dëgg googee dañuy sant yàlla parce que fekk si nga yàlla ak yonentam ca la ñu bëgg moo tax ñun duñ ko damoo bu ko defee loola day doon loo xam ni su ma gisee ma sàmba wala ma demba ñëw damay yëg ni ma sàmba ak ma demba dikkaat na ci kaw liiñam parce que doomu aadama sa ligne originelle mooy yoon wi nga xam ne mooy yoon wu cosaan ci moom ba tax mu juddu mooy ànd ak yàlla ak bu yonentam ci dëggam ñun ñëpp ci loolu lañ judd bu fekkee ni jamono dox na ñu am ay déviation ñu jàdd yoon wi jaar feneen la koy waral mooy léeg-léeg c'est que on n'a pas les bonnes informations li koy indi nag lu bare mën na indi loolu mën na ko environnement bi ñuy dundee suñu milieu familial lu bari mën na ko indi du ma dikk ca facteurs ya kon bu nit ñi demee ba nangu ñun liñ doon ñu commencé di ko nangu damay wax ne dañ koy sant suñu borom yàlla waaye duñ ko damoo ndax ñun moomuñu ko yàlla ak yonentam ñoo ko moom tam xarit liñ ci doon wax ñun fukki fan yi yëpp ñoo ngi ci parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu jàngal nga xam ne loolu kuréelu jullit yëpp prononcé wu nañ ci mooy bu weeru tam xarit teroo rek seen njàqare
yeesaat seen njàqare yees seenu tiis yeesaat ci ñoom tiis woowu ak njàqare woowu nag li ko waral mooy la xew ca Karbala nga xam ni ci la noonu yonent bi jël seen revanche ci yonent bi maanaam ci la ñu fayu ci yonent bi noonu yi dañoo demoon dinaa koy faral di wax ni gis ngeen li ñuy tuddee transhumance ñun mu bokk ñun ci suñu langage politique moderne dafa amoon ci yonent bi boo xoolee la doon xew rek da nga mën a jëfandikoo concept transhumance appliqué ko ca ñoom am na ñu bari ñoo xam duggoon nañ ci l'islam dugguñu ci parce que dañoo gëm l'islam yonent bi xamoon na lool mais dañoo duggoon pour am ci la nga xam ni dana meññ ci l'islam ñu mën caa am mais am na ci ñoo xam aussi dañu duggoon pour positionner bu ëllëgee ñu mën a fayu li yonent bi seen i maam waaye li ci am solo mooy Karbala ña ko def ñoo yoroon nguur gi comme ñoo yoroon nguur gi ñoo yoroon appareil de l'état ba gannaaw bi ñu ko fuqaree ci loxol waa yonent bi ëpp leen doole xam nga ni buur lu mu bëgg a jàll bu jàllale ci am réewam dana jàll ñun yéen xam ngeen loolu fii ñi may déglu dinañ xam loolu buur lu mu bëgg mu jàll parce que moom moo am appareil d'état appareil d'état boo ko yoree loolu mooy kon daanaka da ngaa yor lépp li nga bëgg mu jàll rek mooy jàll ñu yor ko nag ay siècle yi siècle lañ bëggoon a jàng nañ jàngale ko ñooñee ñoom ñoo décrété woon bisu fukkeelu fan ci weeru tamxarit bii daal koy def feet ngir lan feeti seen mbégte ak seen victoire boobu nga xam ne am nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinay faral di wax ak bokk yi ni leen suñ ma waxee ni dañuy feete suñu at mu bees ma leen waaw kenn ku nekk xeet wu nekk de sañ nga feete sa at mu bees sant ca yàlla wane ci sa mbégte bi la yàlla bàyyee ba at nga dund fukki weer ak ñaar fukkeel beeg ñett commencé di teruwaat nga koy tàmbaliwaat bu boobaa dañ ci sant yàlla waaye li ma ci jaaxal li ci sooxe mooy ana luy ndey ba weeru tabaski wi jeexee ñu ni taa feer weeru tamxarit commencé wu ñu tëgg togg suñuy reeri cere ca bis boobee bu ñu ko defoon xaj na coow du am waaye ñu ni dañuy feete bu ko defee bis bu njëkk ba ñu tuddee ko loolu ngeen di tuddee jour de l'an bis bu njëkk bi ci at mi ñu daal di ndokkelente joxante suñuy kado ak suñuy teraanga waaye ana luy ndey yi ñu ne ba ci fukkeelu fan bi ñu ne ca lañ koy feete ba pare nag ñu nee nañu gis nga coïncidence dafay indi tuuma bu fekkee dafa tombé olof nee na tombé moo waral ay gaaf toute coïncidence provoque des accusations coïncidence bi mooy ci fukkeelu fan bii la Yazid doomu Muawiya rey imam Hussein nga xam moo doon xalifa yàlla ci kaw suuf moo donn yonent bi tam moo war a yore xilaaf ak yonent bi de façon légitime moom moo ko yoree ca la ko rey décrété ko feet loolu lañu histoire jàngat même bu fekkee loolu amul ñu ni kon nañ ci bég ñun te yonent bi béggu ci yonent bi waxoon na ni nangam dina xew waaye bégguma ci jooy na ko ñi xam am ak ràññi nitu yàlla yépp xam nañu yonent bi fa mu nekk ma ngay jooy imam Hussein ci lañ ko def naqari na ko mbaa sax bu ñu egg foofu waaye nañ jël suñu imagination ñu ne waaw si yonent bi le prophète était présent à Médine le jour où le massacre de Karbala était perpétré maanaam bis bi ñuy xam ne ci la ñu doon def ay wow ñu def Karbala yonent bi nekk Médine nañ ko xool ndax yonent bi dina kontaan ci loolu ñu rey njabootam gépp rey Hussein rey Zeynab bint Ali mi ñu fa nekkoon rey Ali Akbar nga xam ne moo gën a nuru dafa lépp yonent bi rek la woon ñi namoon yonent bi dañ daan dikk di seet si Ali Akbar ñi namoon a dégg baatu yonent bi dañ daan fexe ba Ali Akbar wax bu musaana nodd am na ay saxaaba yoo xam dañ daan xëm ndax yonent bi la kooku nga xam ni surtout yonent bi nuru ko lool nuru maam ja lool nañu def benn image ñu ni yonent bi ma nga Medina toog Karbala xew nan la koy gisee est-ce que dina ci bëgg la réponse à 100% mooy du ci bëgg bu ñu amee tuuti mesure ñu ne ak lépp réponse bi à 99,99% mooy yonent bi du bëgg ci loolu kon bis boobu bu yonent bi doon dund ci kaw suuf du ci kontaan te yàlla wax nañu ni moom mbégteem yàlla mooy mbégteem yonent bi mbégteem Fatima Zahra di yaayu Hussein xam nga ndey ak doom ni ñu jege est-ce que bu fi nekkoon dina bég ci loolu mbégteem Zahra moo doon mbégte yonent bi image boobu ñun bu ñu ko jëlee ñu dawal ko dañ naan waaw kon léegi est-ce que yonent bi dina bég ci bisu tamxarit bi la réponse logiquement mooy déedéet mënu ci bég moo tax ñoom daan nañuy wax ni imam Ali Rida salaamullahi alayhi mooy
juróom-ñetteelu imaam ci fukki imaam ak ñaar yi nga xam ni ñoom ñoo yore jamono ba keroog àddina yi jeex maanaam dañuy toflante ku dem ku dikk ba jeex sa borom ñëw comme ni nga xamee xilaafa rek ci ñun ni ñuy doxee ci suñu réew fii ñu ko comprendre mais noonu la ko yàlla organisé imaamu Ali Rida daf ni dégg na ci baayam dégg ci baayam dégg ci baayam ñu dégg ci seen maam rasulullah mu ni képp kenn ci yéen ku bëgg a dundandoo ak ñun ci àjjana yu kawe ya bokk ak ñun zone ci àjjana maanaam bokk ak ñun pays bokk ak ñun réew kon ca àjjana wala continent léegi ñett rek ngay def fahzan li huznina suñu bisub tiis na nekk sa bisub tiis suñu naqar na nekk saw naqar suñu ay na nekk saw ay wafrah li faraxina suñu bisub mbégte na nekk sa mbégte bisub mbégte suñu mbégte na nekk sa mbégte suñuy feet na nekk sa feet wa alayka bi wilaayatina ba pare nga def ñu kilifa maanaam jël yonent def ko kilifa jël ñoon def ko kilifa kookee ku def loola da nga dugg aljana da nga bokk ñun continent bu ñu duggee aljana léegi bu ñu waxee loolu ñun ñu ñëw tam xarit ñëw ñun ñu xam ne looloo ci am parce que liñ ci mën a expliquer lépp loolu moo ñu ci concerne ñun xeetu Muhammad am na sax ñuy wax yenn yoo xam yu bare bu fi xajoon xanaa mën naa ko fee wax mooy te loolu boo demaatee ci histoire gëstu ko da ngay xam ne du dëgg amewul nañ ko wax ñu ni way ci bis bii ci la yàlla baal aadama ñu koy jox comme lay di ko feete ñu ni bis bii ci la gaalu yonent yàlla Nuux mucc ñun la bis bii ci la yonent yàlla Muusa muccoon ci Firawna bis bii ci la yonent yàlla Isaa yéegoon dem asamaan lu nekk ñu wax ko ca ñu ni bis ci la yonent yàlla Muhammad eggoon Medina déedéet yonent yàlla Muhammad mi ngi eggoon Medina ci weeru Rabiul Awwal maanaam ci weeru gàmmu yàlla mi ngi baaloon Adama ci weeru tabaski yonent yàlla Ibrahima ci weeru tabaski la muccoon ci sawaraw Namrud ba yonent yàlla Moussa moom tam ci weeru ñii nee na rajab la ñii ni ci weeru tabaski la gis nga yooyu yëpp dañ ko ci defoon pour gaalug noox gi même chose gaalug noox gi dañ wax ni ci juróom-ñetteelu fan bi ci weeru tabaski bis bi ñuy taxaw Arafa yowmu tarwiya ca la teeroon ci fële ci Kuufa ci Najaf yooyu ñu ci wax yëpp boo ko toppaatee histoire benn par benn da ngay gis dañ ko déplacé chapitre yi indi ko ci Tamxarit pour justifier seen force boobu léegi nañ supposé sax ni loolu yëpp am na ci à supposer que ci lañu baal Aadama suñu maam tooñ ñu baal ko ñu koy feete c'est pas raisonnable à supposer que loolu sax war na mën a am à supposer que ci la gàllu yontu yàlla Noox jàll à supposer que ci la yontu yàlla Moussa mucc sauvé ci Firawna ñii ñëpp ci la ñu mucc ñun lu ci suñu yoon ginnaaw bi nga xamee nag suñu yonent moom ci lañu jël famille rendi leen ñoom ñëpp léegi bu ñuy tànn fan lañu war a tànn fan lañu war a féete parce que yontu yàlla Adama mi nga xam ne ci lañ ko baal bu yëgee ni ci la ñuy rendi ay sëtam ci wàll gi dootu feete bi sam boobu yontu yàlla Noox moomu gaalam gi teer mu mucc su yëgee ni ci bis bii la ñu rendi ay sëtam parce que moom maam la ci rasulullah kon maam la ci Useynu ci la ñu rey ay sëtam dootu ko feetu moom yontu yàlla Moussa bu yëgee ni cousin yontu yàlla Muhammad da cee am naqar ndax ci la ñu rey ay sëtam rendi leen ñoom ñëpp moom yontu yàlla Moussa dootu ci feetu logiquement parce que ñoom dafa am benn chaîne de solidarité bu am seen diggante ay sax lien de solidarité bu solide boo xam ne ñun ñëpp war nañ comprendre day am ci yonent yi à supposer que yooyu yëpp am na ci mais ñoom ñëpp dañuy dikkaat ñoom àndaat ci ginnaaw yonent bi tax parce que mooy seen maître na ñoom ñëpp ci moom la ñuy jaamoo yàlla ak yonent yëpp pour ñu am ngërëmal yàlla ñu ngi dagoo ngërëmal yàlla jooju ci bootu gi ñuy bootu ci ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di topp mbégteem maanaam di bég ci mbégteem Seydina Muhammad di am njàqare ci njàqare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu tax ñu leen bu ñu xoolee argument yooyu boo ko xoolee càmbar ko ci xam-xam wala nga càmbar ko ci xel ak ci logique da ngay yëg di ay argument la ñu yoo xam ne amu ci benn bu dëgër bu taxaw ndax li ci am nga xam ne ñëpp ànd nañ ci mooy ci la Karbala am ci fukkeelu fan bi
donc boo xoolee boo ma toppee kon ni ma doon progressé ci sama démarche ni ma ko doon waxee mooy buñ ko xoolee ba xool ko jullit bi bu toogee biir néegam tëju diggante moom boppam ak yàlla dina xam dañ ko nax ci tamxarit képp kenn ci ñun ku tëju sa biir néeg jël éléments yi ñu la jox ci ay éléments d'information pour ak contre yépp nga téye ko topp yow dong ak yàlla ak sa xel mu rafet sa conclusion bi ngay tirer logiquement mooy dañ laa nax ci tamxarit ci li ñu doon def loolu. d'accord loolu moo tax ma ne alhamdulilah comme question bi nga jëkk ko posé temps que nit ñi ñu ngi ñuy fekk si ci loolu ba alhamdulilah Sénégal yu bare léegi ndaxte nag am na loo xam ci Sénégal kenn mënu ko nattable kenn mënu ko contester mooy bëgg gu julli ci Sénégal bëgg yonent bi ak waa kër loolu moom kenn du ko contester ci Sénégalais moom wax dëgg yàlla moo tax nag bu ñu leen joxee la bonne information man Taha Sougou du ma bett ci Sénégalais ma yëg ni ñu ngi transformé ñu ngi soppi ñu ngi abandonné ci rey mi ngi commencé am loolu du ma bett parce que dama naan la nature du Sénégalais c'est ça maanaam melokaanu Sénégalais lii la mooy bëgg yonent bi bëgg waa kër yonent bi ñu jaral ko nag mu bàyyi lépp ngir ñoom. jërëjëf Taha wax ji leer na loolu macha allah Sénégal bu ñu ko waxee dañuy wax jàmm bi fi am diggante tarixa yi diggante ñi nga xam ñoo bokkul diine sax am na jàmm bi fi am mais muy dugg si sànq fii ci Mousdahir yi dama gis benn dispositif sécuritaire bu xaw a impressionnant bu doy waar ay contrôle ay kii pourquoi loolu lépp am. waaw en fait xam nga olof dafay wax ni bopp bi ku tab ca ba nga lakk léegul c'est-à-dire que jàmm am na fi waaye itam jàmm ñun ñëpp dañ ko war a aar jàmm dañ koy aar jàmm mooy léeg-léeg bu fekkee ne ndaje day am ay mbooloo di ñëw ñoo xam ne njabooti jàmbur lañu ñu bare bari yow mi ñu wur si da ngaa am waru-garu fexe ba dugal ci seen xel maanaam fexe dalal seen xel ni ngay dalal seen xel mooy xam bu ñu dugg si yëg ni ah fii kat ñu ngi def lu nekk pour que ay bañ fee dugg loolu rek moo indi loolu maintenant ka koy def nag mën naa ëppal ca nam koy defee loolu kenn sant ko ndax nit moom lépp lu muy def ñaare da koy def ak xolam waaye liñ ci soxla jàmm alhamdulilah mi ngi Sénégal waaye nag ku xool aussi ni àddina bi doxe fi mu nekk nii Sénégal bii rek ni muy doxee ndax léegi fu ndaje am léeg-léeg ñu gis fa ay vol léeg-léeg ñu gis fa ay fëkk léeg-léeg ñu gis fa ay agression parce que nag ñëpp a dikk li olof daan wax naan ñii gàmm ak ñii raas déem loolu yàgg na fi ñii gàmm ak ñii raas déem maanaam xam nga gàmm yàgg na fi moo fi jëkk ay conférence mais ñi daan gàmm si dañ daan ñëw pour gàmm ñi daan raas déem ñëw pour raas déem mais dañuy ñëw au nom de gàmm maanaam dañ naan ñoo ngi dem ca gàmm ga mais dans leur fond ci seen biir la leen indi gàmm mooy dañuy raas si déem maanaam dañuy fexe ba ku sa poste beggandi ñu jël la fa ne ku ñu wéetal mën laa jaay doole jël la nga yor dem seen yoon loolu foofu la loolu moo tax loolu ngay tuddee disposition sécuritaire bu impressionnant ñu xañ na da ngeen di journaliste rek moo tax ngeen di dugal ci baat boobu waaye loolu rek tax ñu def ko waaye du ñàkk wóolu gu ñu ñàkk wóolu nit ñi waaye bëgg gu ñu bëgg nit ñi bëgg itam ñoom ci seen bopp seen xel dal moo tax ñu indi loolu moo tax itam gis nga incha allah da ngay gis ni police ci bopp parce que la police elle est nationale donc moom macha allah ni ñuy bàyyee xel kaaraange waa réew mi ñoom itam dañuy indi seen i élément pour parce que xam nañu ay Sénégal ñoo fiy daje te li ñu fiy daje loolu lu ñu bëgg la ñoom itam ñoom ñu ñëw ñu en tout cas ñun ñoo yore kaaraange Sénégal yi ñu itam dañuy ñëw pour taxaw fi seen xel dal. d'accord Mousdahir ginnaaw diine ji donte éducation bu ko waxee am na ci biir diine santé mi ci biir diine ëmb na lépp waaye bu ñu ko doon détaillé est-ce que mi ngi yëngu ci domaine boobu maanaam wàllum éducation wàllum santé formation. ci ndaw waaw xam nga Mousdahir c'est d'abord une communauté. c'est-à-dire que dañu doon ay mbooloo yu bare yoo xam ne dañu wóolu am yaakaar ci Maulana Seyd Chérif Mouhamad Ali Haydara doon ay taalibe loolu mooy communauté chiite Mousdahir mu am ci wet gi nag lu ñu tuddee institut Mousdahir international qui est en quelque sorte un outil de travail maanaam doon ab jumtuwaayu liggéeyukaay la xam nga bu njëkk sëriñ bi dara am tool am ay taalibe am ay surga am ay ñoo xam ni dañ sàkk ñoom dimbal ñu ñëw di ko bàyyil tool bi bu paree ci tool bi ñaaree sëriñ si dañ ko daan jël denc ko ci ay sàq di ko téye di ko delaw du pour ñoom mais dañ ko daan jël di ko dimbaliwaatee jullit yi nga xam dañu néew doole ndax dañuy laaj ndimbal
ñoom ñu daan fagaroon ci loolu pour que parce que ñoom nitu yàlla du bëgg ku ko laaj te joxu la loolu fi indi woon tool yi donc tool yi nekkoon benn outil de secours maanaam benn jumtuwaayu ndimbal bu ñu daan def comme jamono day dox nag Mawlana Seydi Chérif Mouhamed Ali Haïdara gis ko ni mu def ko moom ci beneen façon mooy def ko une ONG une organisation non gouvernementale loolu mooy Institut Moustarchidine international comme la communauté c'est quelque chose de sans frontières waaw mu def ko mu nekk communauté bu yaatu nga xam ne day dem fépp léegi nag loolu moo indi ONG bi bu ko defee nag sur le plan de l'éducation dañ ci accompagner l'État la formation dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dañ ci accompagner État bi la lutte contre l'ignorance parce que loolu indi éducation ak formation et que la lutte aussi contre les maladies endémiques et la préservation de l'environnement. D'accord dañ ci liggéey. xëy na xam naa dañuy mujjee dagg interview bi rek ndax ñu ngi naan ñu ngi lay soxla Chérif ñu ngi lay xaar xëy na nga joxoon ñu tuuti rek ci li nga xamante ni xaw na ci école gendarme li nga xamante ni mooy muuraay gi ñuy wax les filles voilées ñi doon leen fi dugg naka ngay gisee loolu ban njàng nga ci am. maa ngi koy gis ni ko Sénégal yëpp gisee naqarlu ko rafetul parce que nag itam ñun dañu parce que dafa am yoo xam ni kenn ci ñaari parti yi waru ko def muy jullit yi dañu war a fexe ba jubóo gi nga xam ne moo am ci suñu biir ñun ak chrétiens yi ñu fexe ba préserver ko chrétiens yi itam seen wàll ñoom itam dañu fexe ba jubóo gi am ci biir Sénégal nga xam mosuñu dégg fénqoo gu am diggante jullit ak chrétien ñoom tam ñu préserver kenn ku nekk dañ ci am devoir donc institut gendarme li ñu def man rafetlu ma en tant qu'éducateur en tant que citoyen sénégalais xale yaa ngi fay jàng nous leur faisons confiance les musulmans leur font confiance indi fa seen doom ñu jàng eux aussi ils devraient vraiment faire confiance aux musulmans et les accepter parce que loolu mooy tolérance et pourtant eux ils prônent la tolérance loolu rek laa ci am lu ma ciy wax li ci des nag ma bàyyi ko ak yàlla. ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf merci.